affaire Kilifeu ak Simon balaa ma ci gën a xuus dama ci fàttali rek li gën a ndaw lu tuuti bi ngeen xoolee bi vidéo bi njëkk génnee Kilifeu dafa jël ay responsabilités am daal di ne man de comme am na lii lu demee ni que ñu génn ma ci vidéo bi damay arrêter lépp luy sama activité au sein de Y'en a marre kon pour nekk à la disposition de la justice pour aussi mettre tous les Sénégalais à l'aise pour que tout le monde mën a faire la part des choses qu'il n'y ait pas d'amalgame sur cette question naka noonu muy dem di dem ba après Y'en a marre génnee moom it communiqué boo xam ne ñi ngi ko tëgg ci ñaari poñ premier poñ bi ñi ngi ko tëgg ci rappeler ne képp koo xam ne sénégalais nga ñu tudd la wala ñu gis la wala ñu dégg ci lu mënti doon dañu yaakaar ne ñun Y'en a marre li nga war a def mooy nekk à la disposition de la justice pour justice mën cee def liggéeyam muy li war ñu jël ci suñu position bu responsable bañ cee tëddee njaaxaanaay bañ cee tëddee tëddum parloo ne njaaxaanaay lañ ciy tëddee pour que na gaaw affaire bi dem justice ñu def ca la ca war donc mu nekk une position boo xam ne dañuy donte gëm nañ ne ñun Sénégal ba ñu juddoo ba tey justice musu fi am musuñ ko fi yaakaar rawatina ci nguurub Macky Sall dafa gën a yées dafa gën a garaaw justice bi bu yeboo rek palais de justice yi ñu dem peinture leen ñoom ñëpp marron beige te xam ne nekkatul édifice national nekkatul bokkatul ci suñu ay institutions de la République léegi c'est une arme c'est je dirais même palais de justice yi léegi mooy le QG des marrons du feu parce que yet la bu nguurub Macky Sall di utiliser pour noot askanu Sénégal waaye ñu yaakaaroon rek ne sur cette affaire xanaa nag dinañ ci góorgóorlu tuuti kas néew wane ci tuuti sérieux mooy def ca la ca war waaye biñ ko xoolee jàngataat ko xoolaat ko jàngataat ko justice bi waxul dara ba keroog ëllëgu ñu xëy ñu ne am na ay députés yi ñuy tudd ci ab mbirum passeport diplomatique bi ñu leen tuddee ñoom ñu bëgg a créer seen contre-feu rek bogo gaawantu woo Kilifeu mu ñëw ci 2 heures de temps police bi mooy dikk seen xarañte ci enquête wane nañ ne taqewul amul benn rapport ak la ñuy waxal député yi ci 2 heures de temps wane nañ ko naka noonu it wane nañ ne la ñu waxtaanee ca vidéo ba ay visa ay passeport ak yow wane nañ ne amul benn démarche boo xam ne nii Kilifeu jéego def na ko ci effectivement jéego maanaam lu ñu weesul bu weesoo lu ñu waxtaanee ci biir oto amul benn jéego bu mu ci teg kon ñaari fan ñetti fan ñeenti fan juróomeeli fan ñuy soog a décider ne dañ koy téye pour escroquerie boo xam ne amul kenn ku porter plainte maanaam dañ laa jiñ sàcc sans que mu am ku ñëw jiñ la ko maanaam yow procureur bi moo la jiñ sàcc mais amul ku ñëw ne procureur dañu maa sàcc jàpp waa ji moo ma sàcc porter ko plainte non amu ca maanaam procureur moom moo jugé jàpp ne moom day jiñ Kilifeu sàcc donc procureur moo waroon ñëw taxaw tribunal moom en tant que costume ki jiñ Kilifeu ne ko da nga maa sàcc 4,5 millions ba noonu ca altine boobee la ñu dem tribunal ñu renvoyé waat leen def ko retour de parquet ca alxames ja mu ñëw ay 15 heures avocats yi woo ñu ne ñu bu leen ko defagum public mais jàpp leen ne affaire bi incha allahu rabbi jeudi dinañ ko taxawal flagrant délit waaye yow ñun ñëpp ñu kontaan ne alhamdulilah comme day dem flagrant délit parce que lii mënu dem leneen lu dul flagrant délit ndax lu ne fàng kenn du ko jeex ñu sawar ci lool yàkkamti ci lool parce que Kilifeu ak Simon am nañ avocat yu xarañ am nañ seen défense ñoom xam nañ ñu ngi koy matalee bu baax a baax loolu amuñ ci woon benn xel ñaar waaye naka noonu lañ toog ba ay 19 heures rek ñu dëpp carte gi indil ñu ay accusations yu taxawul ci dara
trafic de migrants trafic de faux maanaam faux document xaw ma document administratif mais fan lañu jëm fan la Sénégal jëm xam ngeen la mooy trafic de migrants tubaab yi ñoo ko créé pour jàpp ñi nga xam ne dañuy yett ay gaal di ci yàpp ay africains di leen yóbbu Europe looloo taxoon tubaab bi créé boobu loi ci biir Union européenne jox ci ay ndàmpaay yi dun suñu gouvernement yi ñu téye ko pour nee ñoo yaay dañuy xeex loolu ñooñu la ñu créé loolu loi boobu noonu parce que boo ko xoolee waaye léegi tubaab bi nga xam ne dafa toog nii rek tey moom daal di dugg Google ne man de Dakar laa bëgg a fanaan yi suba moom day dem rek jënd billet ñëw fanaan si Dakar kooku moom bu ñëwee xam lu ñu koy woowee touriste après ñu ne ko expat après ñu ne ko étranger wala en tout cas dinañ ko rafetal mais bu dee nit ku ñuul la moom migrant la moom clandestin la moom daal turu xar yëpp nit ku ñuul lañ ko tuddee turu rabu àll yëpp nit ku ñuul lañ koy tuddee suñu ñàkkum fayda dirigeants yi ñu non seulement ñu nangu ce terme là mais ils utilisent cette loi là qui a été créée pour encore humilier les Africains pour les remettre encore def leen ay individus de seconde zone pour defaat africains yi ay rabu àll ay buubu golo tubaab bi créé boobu loi imposé ko suñu ay dirigeants yi di ñu ko daanee ñun ci suñu réew te ñoom tubaab bi bañ daan ñëw di indi seen i gaal yatt ko jëlee ko Europe di dugg si ñoom loolu légaloon na ñoom bu leen neexee bu ñu ñëw ñoom loolu légal na ñoom duñ abbu visa duñ ñaan visa duñ ut visa d'ailleurs sax Macky Sall bi mu fi tegee visa tubaab bi dañoo kaas ne 50 € dafa cher wala 50 € daal ñoom tayal nañ koo def parce que papier yi dañoo bëri da ngay bind fii bindaat fee pour mën a ñëw ak yooyu Macky Sall dindi visa yi le jour 4 avril jour bi ñuy fête suñu indépendance mu dindi ko alors que ñun bu ñuy ut visa dañuy rang ci naaj bu tàng bi dañuy rangaloo kayit bi nañu certificat de décès sax dinañ la ko utloo nga fay sa xaalis te wóoru la di nga am te ñoom quel que soit alpha tubaab bi su déposé woon visa amul benn tubaab buñ ciy refusé le visa am allah kulli xaal da koy am par force léegi ñoom ñu kaas loolu Macky Sall dindi ko mais Macky Sall moom nangu na ñu créer ko ay loi yu bëree bëri yu mu jël tey di ko daanee askanu Sénégal am kon ñu jëm ci ne Kilifeu ak Simon yéen ay trafic de migrants ay faux document de faux nangam ak nangam te ci biir l'enquête yi amul fenn fu wéeru ci loolu biñ leen di jëlee police di leen yóbbu mandat de dépôt sur la base de escroquerie lañ yóbbee Kilifeu kon dama bëgg Sénégalais yi ngeen wax ma lii ci lan la tegu waaye ba tey ñu ngi ñu patient ne ok comme demee na noonu naka la justice bi di réagir am nañ yaakaar xëy na juge bi buñ ko joxee dana ci indi saytu ak tontu bu responsable waaye lii gën a pire juge bi dafa leen sax refuser demande de liberté provisoire te ku ne xam ne Kilifeu ak Simon fii lañ dëkk ci réew mi dawuñ puusuñ paasuñ musuñoo dem feneen mun nga leen bàyyi di toog seen kër mais excuse bi gën a ñàkk fayda bi juge bi joxe mooy trouble à l'ordre public mën naa am bu ñu leen a bàyyee mais man dama bëgg ngeen wax ma Sénégal kan la ñu yàpp yow am na koo xamante ne nii ñu ngi ko jàpp mu ne moom yàqu na ak ay xaalis bu dul jeex ñu may ko liberté provisoire mu ne moom sax maire la bëgg a doon kooku indi na lu gën a raw trouble à l'ordre public indi na lu gën a ñaaw trouble à l'ordre public parce que dafa ñaawal suñu justice dafa ñaawal suñu ay institution dafa nasaxal dafa ndëgg sërëxal lépp luy justice ci réew mi waaye moom mën na am liberté provisoire te du moom rek am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne nii buñ amee couleur marron beige ñoom lu leen neex mën nañ ko def ci réew mi buñ demandé liberté provisoire teg ko ci ay feebar yu tegul fenn teg ko ci ay yëfu caaxaan teg ko ci ay yu kenn xamul ñoom mun nañ leen koo may ñoom mun nañ leen nangul seen ay affaire waaye ku féetewul ci wàllu wale ñu indil la ci ay problème ba ci koo koy newoon di Bougazelli li ci gën a garaaw ñu génneel ko moom vidéo ci saa si mu attaqué la gendarmerie nationale ba cité ay turu gendarme le lendemain gis ngeen ko ñu commencé l'enquête jaxase carte gi topp takk der yi di xool fan la vidéo boobu jógee waaye Kilifeu moom déposé na plainte depuis le 13 septembre la Kilifeu déposé woon plainte am
barki démb lañ koy soog a oo déglu ko ci plainte bi mooy jour bi ñu ko refusé les demande de liberté provisoire bi mook Simon ba tey amul benn suite kenn topp ci kenn yëgaatuñ fuñ ci ooyee keneen dégguñ ci feneen leneen lañ ca wax yéeyuñ ca yàbbiwuñ ca mu leer ñëpp ne liñ bëgg mooy nasaxal ko forme lañ doon def mais narut mujj fenn mais walaay dañ ne kon ñun ci ban réew la ñu nekk ci ban Sénégal la ñu nekk loolu lañ bëgg sénégalais yi ñu wax ñu ko bu ñu jógee ci loolu soo xoolee ni ñu gaawantoo bogo ko fexe kërëb mais depuis quand un député au Sénégal dañoo war a sulli wala yëkkati malaanu kiiraayam muy def une semaine kañ la yëkkati malaanu kiiraayu député daan def une semaine waa xanaa kon Khalifa Sall moom doon député waa xanaa kon Ousmane Sonko moom doon député wala kon boog assemblée dafa am député yoo xam ne ñoom ay député à part lañ wala ñoom ay député plus lañ ak ay député moins léegi réew mi dafa am député plus ak député moins ba ci communication bi ñoom dem nañ ba ne non commission ODAP warul wane waruñu wax la xew ca biir waxtaan wa ba tey nee nañ xëy na suba ñu ñëw ñu déglu leen entendre leen nguur gi kan lañ yàpp ñii kan lañu yàpp parce que dossier boobu noonu yooxu dina jib fu ko kenn foogeewul ndax lu toll ne passeport diplomatique te encore une fois dama bëgg mu leer Kilifeu ak Simon biñ leen enquêté leeral nañ ko ci biir police bi ne amul fenn fu ñu taxee ci passeport diplomatique parce que passeport diplomatique dama bëgg ñu indi tuuti suñu xel Macky Sall moo koy signé ministère des affaires étrangères lay jaar Simon ak Kilifeu fan la ñu amee accès ci document bu ñu war a mën a yóbbul Macky Sall mu koy signé Simon mi naan ko yaa tey defal lu la neex yaa tey wax ko ay gilaawaaleem wax ko ay njaaxumam Kilifeu mi taxaw ne Macky Sall saay-saay nga bu pata bu duuf bu ngand bu ponkal fan lay amee signature Macky Sall ci ab document officiel ba war a mën a defaral ay nit passeport diplomatique ñu dem fan nañ ma wax fan lay jaar kon mafia bi am ci passeport diplomatique pale la tàmbalee wàcc ci structure yi wàcc ci mairie yi parce que ay faux mariage la ñu defar ay faux mariage la ñu defar wàcc ci même kay jaay timbre mariage ba sax kooku dañ ko war a dem saytu ju xooli ko parce que mafia bu rëy a rëy la et tàmbaliwul démb tàmbaliwul barki démb lu yàgg ci mim réew la moo tax ñu nekk ci di jël seen temps di doo dàqeek askan bi di fontoo askan bi di xëy di nangam di kërëb mais nag notre patience a des limites les Sénégalais sont fatigués et on en a marre on veut que ces affaires-là soient élucidées le plus rapidement possible yóbbu leen Kilifeu ak Simon ci kanamu juge ñu toog ñu wax ils ont leurs avocats ils ont leur défense mën nañu défendre seen bopp nous demandons que à ce que ñu taxaw ñu juger leen loolu la ñu bëgg nañ leen juger le plus rapidement possible bu ngeen leen mënul juger le plus rapidement possible ngeen may leen liberté provisoire ñu dem toog parce que xam ngeen li ngeen def xam ngeen lépp li ci topp xam ngeen lépp la nekk ci biir dossier bi il faut qu'on arrête soyons sérieux et que cette histoire des députés sénégalais yi leen di artu di leen waxal Macky Sall sénégalais yow la ñuy waxal yóbbu leen député yi ci yoon nit ñi xam mbir mi demee parce que sénégalais jaratul dara ci askanu Sénégal ci àdduna bi nekk sénégalais jaratul dara ci àdduna bi dara parce que institutions yi amatuñ fulla institutions yi amatuñu fayda respecté tuñu këyit respecté tuñu document mais dara ci réew mi Sandaga sax moo gën a organiser gouvernement wu Sénégal mais mbëbës moo tane assemblée nationale ci organisation vous pensez que ça c'est du sérieux chaque fois scandale au plus haut sommet de l'État du am suite du mujj fenn ay audit épingle nit ay cour des comptes épingle nit mais yooyu yëpp dafay nax saay ay milliards au Sénégal waaye bu féetee ci koo xam ne ci opposition la nekk du fanaan waaye bu féetee ci koo xamante ne nii day taxaw di yëkkati kàddoom du fanaan moo xam lañ koy waxal dëgg la moo xam lañ koy waxal du dëgg waaye di ngeen ko téye di dilatoire comprendre na nekk seen jeu ndax Macky Sall bi nga tegee loi ne képp ku yëngatu ci réew mi terroriste laa lay jiiñ bi nga toogee nga ne li fi xewoon 8 mars dootu fi xewati si nga teg sa loi si nga renforcer sa police si nga dàq ay cadre ci police bi indi ñeneen ña nga xamante ne ni mun nga leen utiliser comme ça ay foykaay ci nga nag ne xaaral ma def chasse boo xamante ne nii activiste
parti de l'opposition blogueur facebooker liveur yow bàyyiwoo sax kuy jaay caaf kuy jaay caaf sax laxasee ko kayit boo xam ne dañ ci bind non à Macky Sall pare nga pour jàpp koo kay ca noo ne Macky Sall fii nga fi dajale 1000 milliards ne yow da ngay defar Covid bi coow lii Touba joxe Modou Ndiaye joxe Pata joxe ñu dajale ko nga ne non pour entreprise yi nangam ak nangam waaye yow Macky mars bi yaa fi dajaloo centre Abdou Diouf ne way jeunes yi xam naa leen dégg naa leen jox emploi naa leen nangam ak nangam yow joxe woo emploi yow Macky soo xoolaatee sa trajectoire tu es parti de rien ba tey li nga doon nga gis des Sénégalais yuy entreprendre partir de rien ba créer ay emploi lu toll ne des médias ak solo bi mu am ci mim réew lu toll ne des médias ak Macky boo xalaataatee yow 2011 le rôle que les médias ont joué pour que yow nga mën a egsi au pouvoir aujourd'hui le rôle que les activistes ont joué pour que yow nga mën a egsi au pouvoir aujourd'hui ñoo doon nekkandoo assemblée ak place de l'Obélisque ñoo fa doon nekkandoo 19 heures nga taal sa oto dem ànd ak sa délégation ñun ñoo fa doon toog bu police di dóor ñun la doon dóor su lacrymogène yi doon dal ñun ñoo koy noyyi ñun ñoo ko doon encaissé xam nga lu ñu amoon ci yow a guerrier ngeen waaye le que la lutte continue bu dul yéen du sotti de jàpp leen ci de bu leen bàyyi de dimbali leen ñu de téye leen de sama gars yi waaw musoo noyyi lacrymogène musoo xam liif biñ la fi bëggee woon tey ci sëriñ si nga demoon di ñaanu pour ñu baal la moo tax xamoo lu kaso di neer moo tax pour yow jàpp doomu aadama ku am njaboot ne yow dugal ko ci kaso bi bàyyi ko foofu noonu muy taxawal parce que da nga bëgg yow dem ba say élection nga jàllale ko comme dans du beurre parce que leer na la yow Macky local yii enjeu bi mu am ñun sénégalais yi duñ la may dara waxuma la maire mais yow conseiller municipal sax doo ko am ci gox yi conseiller municipal APR dëkk buñ ko fa fal dëkk boobu bu yeboo mu xam ne moo jël ndab bi ci Sénégal te région yi may waxal xam ngeen seen bopp région yi gën a torox Sénégal ñoo dàq faral parti au pouvoir Kaolack moo ci njëkk ñun waa Kaolack amuñ benn fula amuñu benn fayda suñ dëkk bi salte na xasaw na bëri na yoo kenn mësuñoo fulaal te chaque jour parti au pouvoir la ñuy fal nañ seetaat suñ bopp ku mel ne Fatick da ngay fàtte sax ne région la booy romb da ngay defee ne ñaari kër la parti au pouvoir Kolda parti au pouvoir amul tali amul dara Tambacounda dara parti au pouvoir le Fouta dara parti au pouvoir Louga loo la fa Djily Mbaye defoon ba tey moo fa ne dara parti au pouvoir kon Macky yow bul yaakaar sax am benn conseil municipal ci municipalité yi di ñëw kon foofu moom bu yeboo rek nga dara sa xel kenn falul ku bokk wala ku jege APR les gens vont choisir les candidats indépendants et les autres candidats de l'opposition mais yow doo ci bokk kon bu dee looloo tax ngay plan di fexe noo jàppee activistes yi noo tëjee ñenn ñoo naxal ne tu perds ton temps parce que kenn du la fal fenn et les Sénégalais attention je vous mets face à vos responsabilités parce que Mahmoud Saleh wax na ko nee na yéen waa APR bi yeboo ngeen def tout pour ñu gagner local yi parce que suñ ko gagner mooy déterminer suñu troisième candidature mais Mahmoud Saleh nag moo ñàkk respecté Sénégalais yi Mahmoud Saleh yow ak liñ bokk xeex ko ci 23 juin ji Mahmoud Saleh yow mi doon toog foofu noonu di wax naan non le combat non nangam contre la troisième candidature Abdoulaye Wade yow yaay conseiller Macky Sall pour troisième mandat Mahmoud Saleh yow nan nga mënee am mémoire aussi courte yow wér nga est-ce que yaa ngi xalaat est-ce que yéen am ngeen ay famille est-ce que vous pensez à demain est-ce que vous pensez à ce que l'histoire retiendra barki démb moo Njaay la yàggul yow ci biir Abdoulaye Wade rek amul loo waxul bañ dàq Macky xanaa tey la neex nga àndaat ak moom vous ne conseillez pas à Macky Sall lu baax di ko wax dëgg di ko nax parce que Macky boo tàttee woon le poul génn ci benn bi dox di nga xam ne yow munoo am foo falu billaay walaay sa koñ Mermoz doo fa falu maire sax boo ko bëggoon fu mu ne nii yow duñ la ko fal parce que les Sénégalais sont énervés dañu xiif dañu sonn jànguñu fajuwuñu mayoo ñu jàmm buntu xatal nga ñu le Sénégal est devenu un état policier on ne respire plus